donc monsieur le ministre, madame le sous-préfet, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, suñu jaraaf yi ndax ñaar teewal nañu fi dëlal suñu langue ñett jaraaf Momar Gueye baal ma de tonton jaraaf Momar moom laa war a jiitu kii ministre am na lu ëpp macha allah juróom-ñeent fukki at te toujours lu ñu oote dafay ñëw kon dañ ko war a sargal jaraaf Momar Gueye ngee xujja jaraaf Aliou Gueye jaraaf Youssou Ndoye ñii ñooy notable lu dëkk bi ndax fii dëkku cosaan la donc lii lu leen ñor la conseil municipaux yi nga xam ne ñooy délibéré pour Ouakam yëpp ñoom it teew nañ fi délégué de quartier yi tamit ñu ngi fi population yi ñu ngi fi ndax ñenn ñu ngi ci biti ñenn ñu ngi fii feebar bi moo tax bugguñu woon oo ñëpp kon na nga fiy gis Ndaw Rabine da nga fiy gis yëpp li nga xamante ne cosaanu lébu la ndax fii dëkku lébu la aussi may kontaan si ñëw bii nga ñëw fii ndax ku ne xam na ne sa jot bëriwul waaye bi ñuy jàppee bés bi ma ne la monsieur le ministre dama bëgg nga ñëw présider ko teguloo ci condition waxuloo déedéet loolu yëg-yëg la te ñun lébu ku ñu yëg yaa ñu moom ndax na ngeen baal ñu ñun ku ñu faalewul duñ la faale ñu doylu lañ bu ñu amul dépense bu ñu demee ci géej gi dinañ am dépense kon ñu doylu lañ mais yëg bi ñu yëg dafa sori ndax dama la wax rek nga ne ma dinaa ñëw moo tax fii laa fanaan démb bëgguma woon nga ñëw nga gis fi dara loo xamante ne lu jaarul yoon la li ma wax nag ñii ñëpp ñoo ko wax ñu ngi lay sant bu baax ñu ngi lay gërëm bu baax na nga jàpp ne fii Ouakam am nga fi ay nit liggéey bi ngeen ñu sant nag defe nañ ko ni ngeen ko waxee dañu monter comité de lutte parce que dund bi xeex li d'abord ak jàngoro bi avant dund bi comité communal comité ci quartier yi comité yi ni ngeen ko waxee noonu lañ ko monter man ku bokk ci man bokkul ci comité dama ne génn leen ci te waa comité bi ñu ngi fi mun nañ seede loolu ci comité de quartier yi dama wax ku bokk ci man bu ci dugg bokkuñu ñëwuñu ñoo def ciblage yi jox ñu bi ñu defee ciblage yi jox ñu ma signé jox sous-préfet ñu def liggéey bi xëy na am na fu ma juumee waroon naa vérifier avant que may transmettre mais defuñu ko fii nag ni ñuy liggéeyee tey dañu def innovation parce que nous sommes à l'heure du numérique daf ñuy yombalal suñu liggéey ndax 3300 mu ñetti junni ak ñetti téeméer yu nit ñoo war a jël fii ñu def ko 13 points pour que ku ñëw nga gaaw a kii ku ñëw tamit logiciel bi def na liggéey bi yëpp man tey ci sama portable heure bu ma xoolee dinaa xam ñaata nit lañ jox donc dinaa xam boog stock yi fu mu toll ak nan lañ war a def su fekkee nit yi dafa am ñu ñëwagul nu ñu leen di jël dinañ la defal démonstration bi fii ku ñëw soo xoolee ñun dinañu xool ci logiciel bi ci ku nekk ci point bi nga waree jël boo ñëwee bu ñu cliquer dinañ la gis sa tur jox la nga émarger boo émarger di nga signer ci portable bi dinañ photo carte d'identité bénéficiaire bi pour que suba borom kër bu yónni doomam bu subaa bu du mën a wax ne jotul yëfam loolu preuve additionnelle la ñu def ko tamit ci nu mu gënee leer lenn rek li ci ñuul mooy gis naa ci man maa vérifier sama bopp démb benn erreur bi c'est naturel mooy ñu am ci RMI bi et ci RNU bi mooy ñi am bourse familiale yi ñu ciblé waat leen mais am na ci yoo xam ne ñii doon def ciblage bi ñoo ko def ñoo jël papa yaay doom di jaay bàjjen dugal leen ci benn et loolu c'est pas normal mais ñaan nga joxe directive ñu dindi ko def ci ñi ko war a jot bu fekkonte ne tànn sa bu la neex la rek kon ma tànn am na ay nit defuma ko kon duma ko nangoo kenn bu dee surtout nag délégué de quartier boo xam ne man maa la nommé te ñoom ñëpp laa wax ku ci ne leen def leen que ni mu gënee jaar yoon nu mu gënee jub yeneen ñi tamit dinañ ko dindi ndax gis nañ nit yoo xam ne dañuy dem ci quartier bu nekk bindu fa parce que Ouakam ni mu bindoo la sa quartier cosaan lu ñu fay séddale da nga koy am
donc doo demee ci yeneen cité yi am fa sa kër aussi nga bindu fa mu doon ay doublure dañu bëgg ku am du amaat dañu wax ne kër la ñuy jox borom kër ménage yu ndaw yëpp ñun jox nañ leen ba pare pour que kii du wax ne man am naa keneen ne amuñu mais ñii nekk fii nga xam ne ñoo war a jot ñu jox ñooñu du ma tëj nag te gërëmuma sous-préfet parce que nag wax baaxu jàmbur du yàq dara ci sa baax bi ñu commencé lii ba tey noppaluwul démb ba 1h 2h du matin dafa dem rek taw bi commencé fii la nekk moom moo adjoint wu ñu nekk ci liggéey bi liñ liggéeyoon yëpp ngelaw bi daf ko jël daf ko yóbbu fajar la ma oo aussi pour que ñu taxaw pour que liggéey bi mu jaar ci yoon kon lii tax ngeen teg ko fi def na ko kon ma lay yóbbante ci ministre de l'intérieur nga wax ko ne vraiment ki mu fi teg def na liggéey bi normalement ñu ngi lay gërëmaat ñu ngi lay santaat bu baax a baax li ma wax nag du man maa ko wax Wakaam yëpp notable yi ñu ngi fi ñoom ñoo wax loolu ngeen baal ma àq. Madame le sous-préfet, monsieur le maire de Wakam, le brave maire de Wakam, Samba Bathily Diallo, autorité coutumière et religieuse, ku ci nekk ci yéen maa ngi yëkkati kaddu nuyoo ak ziyaar tekk seen loxo ngeen jottali ko toute la communauté lébu di ci profité wale aussi di nuyu les grands serigne de Dakar di nuyu jaraaf yi ak jur yi ñëpp di nuyu aussi toute la population de Wakam waaye aussi di beral nuyu maanaam jaraafu Youssou Ndoye ñëwoon na Ndar gane suñu mooy période rawante gaal ba mu amee di ko gërëm bu baax di ko sant di yëkkati vraiment nuyu encore tegaat ko ci loxo monsieur le maire parce que ba ñu jokkoo yàggul ay fan yi néew la tey jii mu organiser lu mel nii mu nekk organisation bu am solo indi ñu nag maanaam lu bees loo xam ne bëgg naa samay service ñi ngi fi directeur général du développement communautaire mi ngi fi la directrice de l'équité sociale mi ngi fi ñu am jàngat ci li nga xam ni moom la waa Wakam def ñu seet nuñ koy partagé ak yeneen communes yi nga xam ni tàmbalee guñu xam nañ ni dund gi président Macky Sall jagleel askanu Sénégal ci wàllum 1 million de ménages genn wàll gi jógee ci lu ñuy wax le registre national unique naa ci dellu soit beneen genn wàll gi jógee ci lu ñuy wax maanaam tànneef bu ñu war a tànneefu communautaire askan bi ko yellool parce que dund gi ku ko yellool dong moo ko mën a jot ku ko yellowul waru kaa mën a jot gis nañu ni au niveau des communes képp koo xam ni jot na quotaam ci wàllum lu ñuy wax extension mooy ñu tànn ñi def na ko sur la transparence la plus absolue te loolu dama ciy profité pour féliciter les maires des communes parce que tey maire bu ci dugaloon loxoom dugal goo xam ni jaarul yoon bu ëllëgee yow la ñu mamb waaye maire yi dañu toog suivre les orientations yoo xam les directives yeneen ministère bi jox ñu accompagner non seulement les comités de ciblage au niveau des communes waaye accompagner les sous-comités de ciblage ñi nga xam ni autour des délégués de quartier wala autour des villages ñi nga xam ni ñooy tànn moo tax au niveau de l'extension erreur amu ci wala bu ci amee lu néew la lu néew a néew
man ba ma dalee tàmbali di wër di dem ci gox yi wala di am remontée des informations au niveau de l'extension il y a aucun problème ou il y a très peu de problème jafe-jafe ji maanaam ci registre national unique bi la parce que registre national unique boobule ñu ngi ko tàmbali depuis 2013 parce que les bourses familiales moom le président Macky Sall jagleel yenn askan yi bourse yooyu nag première année bi dañoo tànn 50 000 ménages yoo xam ni mooy borom njël ñu nga xam ni ñoom ñoo bénéficié wu des bourses année bu ci topp ñu yokk 50 000 maanaam 2014 50 000 ñëw année benn topp 100 000 ñëw ba fu mu nekk nii ñu ngi ci 300 000 ménages yoo xam ni ñoom ñooy bénéficier les bourses familiales buñ ci yokkee ñi nga xam ni ñoom ñooy les titulaires de carte d'égalité de chance aujourd'hui ñu ngi ci à peu près 316 000 ménages RNU bi nag ba ñuy tànn maanaam ñi nga xam ne ñooy bénéficier bourse yi maanaam su ma jëlee première année bi dañu soxla 50 000 ménages ñu ne nag dañuy tànn 100 000 minimum ñoo xam ni à partir de ces 100 000 là la ñuy def lu ñuy wax scoring mooy jox leen ay notes pour ñu xool ñu gën a néewle doole ñooñu mën a bokk ci 50 000 jëkk yi ñu ci bokkul ñu verser leen ci lu ñuy wax le registre national unique moo tax ba ñu demee ba egsi ren au niveau du registre national unique ñu am ci 588 955 ménages loolu mooy le registre national unique waaye registre boobule c'est vrai constaté nañ ko même ñun wax nañ ko bëri na ñoo xam ne ñu ngi ci biir te waruñu ci bokk bëri na ñi nga xam ne nekkuñu ci te waroon nañ ci bokk waaye bëri na ñi nga xam nag tànneef bi maanaam tegul ci yoon parce que booba ba ñu defee maanaam yàlla xam na ni fii ñu amoon bourse familiale ñaar la woon léegi ñett la yàlla def man maa ko ubbi 2012 ba 2014 ba ma fa jógee madame le ministre Anta Sarr Diacko moo ko amee 2014 ba 2019 je pense 2020 tey keneen a fa nekk donc jéem nañ jofoon nañu ay orientation pour nit ñi ba ñuy tànn ñoom foo xam nañ koy jaarale boo xam ni maanaam ànd ak maanaam les autorités de l'administration territoriale waaye xëy na nii ñu tànnee les extensions suñ ko defoon ca bourse ya xëy na lii du am parce que bu ñu jëlee par exemple benn quota tas ko quota commune bi ñu tas ko ci quartier yi maanaam maire ba ku mel na man jël jox ko délégué de quartier ni ko demal nga tànn délégué de quartier tëjut néegam amul assemblée populaire amul assemblée de quartier amul kenn ku mu rendre compte jël jabar ja bind boppam bind jarbaat ba bind gorogo mais du sotti loolu am du leneen lu dul am lu dul loolu moo am loolu nag du président Macky Sall du man mais ñu ko def la du leneen ñoo ko def waaye xëy na luñ ko su ko xaymaa su matee 15% ca la yam parce que am na gox yoo xam ne defuñu ko am na dëkk yoo xam ne village dañoo toog ca penc ba waaye ñëpp ñu toog ñu ne ñan ñoo yeel loolu bourse bi ñu jox leen ñoom ñu tànn seen biir ba mu mën sëkk ñoo xam donc am na ñoo xam ne jaaral nañu ko ci yoon mais am na ñoo xam ne jaaral wuñ ko ci yoon donc bi liy amee dañ leen dañoo bëgg au niveau des comités de ciblage ñu def ñaari opération première opération bi maanaam dañ ni il faut ñu stabiliser la liste moo tax ñu joxe liste yi joxe ba ci numéro téléphone ñu ne xool leen parce que xam nañu liste yi am nañu problème xool leen lu xam ni yéen yaakaar ngeen ne jaarul yoon am ngeen mandat pour teggi ko wax nañ ko am ngeen mandat pour teggi ko su ngeen ñëwee ci kër maanaam monsieur le maire am soxnaam am aawam am ñaareelam am ñetteelam am ñeenteelam am jarbaat ba am da ngeen li kat jaaduwul nañ fa comme njël lañu wax ne parce que aussi am na loo xam ne bu ñu ko réeree mbir ci wàllum bourse dañuy njël ci biir kër njël ñi mën nañu bëri mën na nekk waaye il faut mu jaadu mais comme lii dañuy séddale dimbalante bu ko ne comité bi toogee dañu kër gi kat am na boo sàgganee bu ñu deful nànk kat tonu ceeb dana fi dugg
te ku mu dëkkandool fële ci côté du am ñaar dërëm nañ ko tas waxtaan ak sëñ bi ba ñu d'accord ni kii kat dañuy teggi kii teggil kële bàyyi fi benn wala bàyyi fi ñaar sedd ñeneen ñi kooku sous comité bi am na mandat boobu te mën na ko def am na ñu ko def am na ñoo xam ne jëluñu risque def ko parce que xëy na coow li mën na bëri waaye loolu yëpp bu soobee suñu borom ñun bu ñuy remonter liste yi daañ ko xam te bu neexee yàlla daañ ko corriger mais maanaam le sous-comité de ciblage am na mandat pour mën ko teggi waaye garaawul parce que ci période ndimbal lañu nekk te ñëpp xam nañ ni maanaam bëri na ay njaboot yoo xam ni dañu nekk ci jafe-jafe donc dañuy jàpp rek ni lu am rek suñu borom moo ko tegee nii moo ñu ko yombalal donc aussi mën nañ ko jéem a positiver waaye lu may magnifier mooy maanaam liggéey bi rafet na globalement liggéey bi rafet na parce que suñu jógee maintenant ci 588 000 ménages yoo xam ñu nekkoon ci RNU bi tey mën nañu wax am nañu RNU de 1 million de ménages ba yokk ci sax yeneen 100 000 ménages parce que président yokk na yeneen 100 000 ménages te xëy na erreur d'inclusion yi wax lu ñuy wax erreur d'inclusion yi wàññeeku nu bu baax a baax parce que liggéey la boo xam ni ñu ko doon def kenn fayu ci ñaar dërëm amul benn membre de sous-comité de ciblage boo xam ni fayu na dara amul benn membre de comité de ciblage wala comité de contrôle de validation et cetera boo xam ni fay nañ ko xaalis fayu ñu kenn xaalis donc nit ñi dañoo organiser wu engagé wu avec vraiment volontaire bu am solo volontariat bu am solo pour am résultat bi loolu moo tax tey jëlee lii am nit ñi toog ngeen am seen logiciel bu baax nit ñaa ngi ci biti di xaar ànd ak teggin ak yar ak dignité pour ñu mën a jot li nga xam ne suñu borom moo leen ko sédd donc loolu vraiment encore une fois mën naa wax ni liggéey bi set na wecc liggéey bi aussi bu setee il faut que ñu gërëm l'administration territoriale parce que dañ cee jàpp dañoo encadrer dañoo crédibiliser maanaam le processus moo tax coow lu bëri amu ci gis nga lu ñuy wax yëpp ku xam coow lu bëri amu ci liggéey bi macha allah te tey jii fi ñu toll maa ngi ko doon wax keroog président Macky Sall mi ngi lancé opération bi le 11 avril yaakaar naa le 11 avril ak léegi bu matee 9 semaines ci la yem te des na motagul 9 semaines yi mu nekk opération boo xam ni man gëm naa ni ci Afrique wala dans le monde opération bu toll nii amul mësul am parce que buñ nee maanaam 100 millions de kilogrammes de riz c'est 100 millions de kilogrammes de riz maanaam bu ñu ko doon xayma di ko tas Sénégal kër gu nekk maanaam sénégalais bu nekk même liir mën na am 25 kilos par weer bu ñu ko doon tas 25 maanaam repas par weer donc c'est à peu près 1 mois de consommation de riz de toute la population du Sénégal waxuma diwlin bi nag waxuma suukar si waxuma maanaam pat yi waxuma aussi saabu nga xam ni mooy indi set donc opération bu rëy la opération bu am solo la organisation bi nekkul lu yomb parce que plus de 3000 camions yoo xam ne yu ko transporter à l'échelle nationale ak toute la logistique qu'il faut c'est une opération boo xam ni ci yoon war na mën dire lu mat 16 mois parce que du lu ndaw lu rëy la donc loolu je pense que mën nañoo magnifier non seulement l'implication des maires waaye aussi maanaam administration territoriale bi nga xam dafa jël mbir mi def ko mbir boppam donc loolu je pense que c'est important te rythme bi bu continuer nii parce que jeudi dernier on était à 136 tey on est à 242 c'est plus de 100 c'est combien c'est 100 je sais pas 106 communes bu rythme bi continuer nii man gëm naa ni fii léegi dimanche bu ñëpp parewul au moins les 3/4 ou les 80% daañu pare